ku fi nekk ñoo ngi lay nuyu bu gën a kawe di rafetlu bu gën a kawe sa teewaay fii si bërëb buñ tuddee centre de recherche et d'essai ñu gën kaa xam si turu Guédiawaye CREI de Guédiawaye. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, monsieur Fary Seye, ñu ngi lay nuyu di kontaan bu baax ci sa teewaay fii ndaxte yow boo fi teewee dañuy jàpp ne le ministre docteur Cheikh Omar Anne moo fi teew. Donc monsieur le secrétaire général ñoo ngi am mbégte bu baax a baax gis la fii sa teewaay ci biir bërëb bu tuddee CREI de Guédiawaye kontaan nañ ci bu baax a baax. maa ngi nuyu sama jigéenu bopp ki nga xamante ne tey boo gàttee xel rek danga naan kii man rek la fi nekkal mais nu mu mel ak man noonu la mel ak sama yeneen collègues yi nga xam te ñoo yëngu si mbirum centre de recherche et d'essai yu nekk Sénégal yépp kooku nga xamante ne tey si bés 8 mars bi si moom la ñuy jaar mën a sargal jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation mu nekk une grande dame mu nekk une dame de fer mu nekk ki nga xamante ne aussi bëggul kenn wax ci moom lu baax danaan ay fay bu leen wax dara bàyyi leen rek ngir yàlla maa la ko ñaan na ndaw buy def dara na simple ma ne ko waa dinaa ko simple ba mu simple mais tey daa ñëw ma bettee ko nii wax dëgg fa yàlla mais xaaru ko woon ndax da ko méritoon nag gis nga boo defee lu rëy def lu baax day am solo ñu profité ci jour bi nga xamante ne yéen lañ ko jagleel ñu remercier la ko donc madame Yacine Gueye. donc nag ñu sant leen gërëm leen sant ki nga xamante ne également dafa dañu tàmm ñun di ñëw fii parce que nag lu xew fii ñun dañoo dëkk Wakhinane Nimzatt lu xew fii rek le directeur du CREI Pape daf ñu ci invité mais également day bëgg ñu xam moom li nga xamante ne moom lay def fii ci CREI bi te monsieur ki nga xam ne mooy monsieur Doumbouya muy coordonnateur yi CREI Sénégal yi yëpp chaque fois ñu koy gis fii miin ko fii xam ko fii mais tamit gis taxawaayam ci côté Pape Faye ni muy jàppalee Pape Faye mais xam naa ne noonu lay jàppale CREI yi nekk ci Sénégal yëpp kon monsieur Doumbouya ñu ngi lay sant di lay remercier sa taxawaay mais cofeel bi nga am ci Guédiawaye ñu ngi la ciy sant di la ciy gërëm di nuyu ki nga xamante ne nag moom mooy Pape Faye Mamadou Faye ñu naan ko Pape Faye ñun Pape Faye tey lii xew nii dañ la ciy sant dañ la ciy gërëm ndaxte nag ay jigéen ñu bëri tey fii dañ leen fee formé ñii nga xamante ne dañoo ñëw fii nii tey ñooñ pour feetu ñooñ pour def xumbaay mbaa mbumbaay rek dañ leen formé ba ñu mën li nga xamante ne mooy ay transformation lu nekk li ngeen fi gis yëpp tey ñu présenté ko ñoom ñii ñoo ko defar ci benn délai bu gàtt ñooñu nag muy réseau bi nga xamante ne mooy réseau ànd liggéey Wakhinane Nimzatt réseau ànd liggéey suñu dëkk ngeen taxaw ci def ci fulla ak fayda xam ne développement mënuñ ko jaarale fenn fu dul ci jigéen ñi léegi rek maa ngi koy déy le coordonnateur des CREI ma ne ko ñun ak ñëpp dañu war a sensibiliser képp koo xamante ne da ngaa yor ay fonds yooyu de financement ñu orienté ko mais jéem a ci jàppale CREI yi nga xamante ne dañuy former ay jigéen ñu bëri te nag président Macky Sall dafa woote ne dafa bëgg a liggéey pour autonomisation des femmes loolu nag gëm naa ne duñ comprendre li nga xamante ne liggéey bu am solo bi am ci CREI yi yaakaar naa financement yi war ñoom mooy ñooñu nga xamante ne mooy jigéen yi gën a foofu noonu mais néanmoins malgré que dañuy def plaidoyer boobu noonu pour autorités yi gën a jàppale CREI yi gën a jàppale ministère de l'enseignement supérieur mais it suñu jigéen bi nga xamante ne mooy madame Gueye di DAGE dëkk Guédiawaye dañ lay dënk jigéen ñi nga xamante ne tamit dañ fay def formation am fi seen qualification en laps de temps ñu accompagner leen former leen sous forme de GIE ay unités yoo xamante ne ku ci nekk koñ ba nga nekk ñu dajale leen ñu jàppale leen ba nga xamante ne financement dina yomb ci ñoom ñu mën a liggéey parce que nag développement foofu lañ ko mën a jaaree mooy maanaam li ñuy soxla au lieu ñuy dugg ci océan yi comme ni ko ñenn ji waxee di koy dem jënd ji doo ko soxlaa da ngay dem kër gi taxaloog sa kër jigéen defar ko fa mu nekk ci ay conditions yu baax yu sell nga jël ko fa loolu mooy dem mooy yaakaar naa ne mooy tax jigéen ñi mën a développé wu loolu moom mooy tax tey góor ñi ñun ñii dépense yi mu gën a woyof ndaxte nag li ngay dem wuti yaakaar naa ci surface yooyu noonu
nga xamante ne taxes yi dañ siy dugg yëpp dañ siy dugg doo ko jëlee ki nga xamante ne moo nekk à tes côtés non seulement di nga participer moom si suqalekoom mais yow tamit sa panier ménagère bi dina wàññee fere yi dina si wàññeeku ba nga xamante ne ñun góor ñi dinañ si gën a mën a gis suñu bopp. en tout cas tey wax ji jaru muy bëri tey yéen ay yéen jigéen ñi comme ni ko Pape Faye defee ñu sargal suñu yaay sargal suñu soxna bi nga xamante ne moom it mu ngi si jeetaay bi. alors sargal ñi nga xam ne ñoo fi toog ñëpp ay yaay lañu ñëpp ay soxna lañu mais ñu sargal leen nuyu leen féliciter leen si li ngeen comprendre que ne 8 mars du feetu mbumbaay mais feet la boo xam ne dafa war a mën a permettre yéen ngeen dem si ay formation nga xamante ne ngeen assurer li nga xamante ne moom mooy développement bi donc sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp en tout cas di ñaan tamit waa ministère ngeen gën ñu jàppal ki nga xamante ne mooy Mamadou Faye muy le directeur du CREC ndaxte nag moom métti lul affaire bi chaque jour dañ koy accueillir comme ni ñu ko waxee femmes yi moom du si jànni kenn du si fermel kenn bureau du fermel kenn kanamam à chaque fois mu ngi nekk à la disposition mais également mu nekk am disponibilité ci population yi ni mu koy defalee jigéen ñi noonu la koy defalee ndaw ñi comme ni mu ko waxee ci quelques mois en avant daje nañ fi ak Doumbouya mu nekk ay jeunes yoo xamante ni mu formé woon également di leen dañ jox ñi nga xamante ne mooy seen attestation loolu mooy wane que ne Pape Faye bëgg na li muy def te mais tamit gëm na li muy def mais tamit jàppale na mais tamit gëm na ñi nga xamante ne la bokkal liggéey surtout nag waa ministère doo waxee bi ñu commencé wax journée ba tey doo waxee mu ne man damaa bëgg ñoom bi ñu ñëwee ñu xam ne fii liggéey daf fee am du ñëwee ñu gis ne ñun ànd nañu mais du ñëwee nañ xam ne am na jigéen ñoo xamante ne ñu bëgg a développé wu kon nag ñu ngi lay sant di lay gërëm di remercier une fois de plus madame Guèye bi nga xamante ne tey lii xew fii ni du amee yow yaa ko yombal di remercier délégation bi nga xamante ne ànd liggéey suñu dëkk ñëpp doyen Cheikhouna Dieng maa ngi koy seen Oussou Dia Fallou Fall Touré Adama Fall tout le monde yéen yi nga xamante ni yéen a jàppale jigéen ñi tamit accompagner leen ba lii nga xamante ne ñu réussir tey ñu mun ko réussir asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax lii bu ñu demee ba nga xam ne nii egsi nañ fii bañ ne dañuy sargal d'âge donc c'est une première au Sénégal le personnel ci boppam ne dañuy sargal seen directrice donc loolu day loo xam ne ni lu rëy la te loo xam ne nii mënuñu ko tuutal boo xoolee ñoom ñu fi nekk ñëpp ñun bu ñu demee tey jii ba mën a eggali li ñuy def ba mën a am capacité def li ñuy def seen patience la ak seen compréhension parce que ñëpp xam nañ ni contrainte budgétaire am na dëkk bi ni mu demee pays sous-développé lañ nekk donc am na difficulté yu bari yoo xam ne nii financement dafa manqué duñ ko mën a réaliser donc ñoom ci seen ay compréhension ak ci seen njàmbarte ñoo ngi góorgóorlu di accompagner jeunes yi di accompagner femmes yi ci localité yi nga xam ne nii yooyu lañ nekk donc maa ngi leen di sant di leen gërëm ci seen compréhension ak seen accompagnement mënuma tamit ñàkk bañ a sant waa ministère de l'enseignement supérieur yi nga xam ne man tout le temps damay wax ne falaa màggee ndax falaa commencé liggéey ba tey ji ma doon fii li ma doon te mënuma ñàkk bañ a remercier personnel d'âge bi yëpp duma leen lim ndax xam naa ni sonal naa leen ay minuit la ñuy wàcc dañuy liggéey week-end dañuy liggéey jour férié lépp loo xam ne nii rek ñu ngi koy def pour jàppale ma ci développement enseignement supérieur recherche et innovation ñu ngi koy def maa ngi leen ci sant di leen gërëm di remercier waa cabinet yi nga xam ne nii dañoo bàyyi seen yitte yëpp ñëw accompagner ma muy lu ma touché di li ma marqué wax dëgg yàlla jàppale ma def ma seen doom def ma seen rakk def newuñu rek tâche la dañ maa teg de côté wax dëgg yàlla waa cabinet jàppale nañ ma accompagner nañ ma yëg nañ ma maa ngi leen di remercier ci lépp mënuma ñàkk bañ a remercier tamit le docteur Cheikh Omar Anne nga xam ne nii ci générosité am dama bëgg rek ñu déglu ma ci générosité am ci esprit d'ouverture am ci leadership am ci capacité d'écoute am moo ñu permettre ñun ñii en collaboration avec Toumani Doumbouya mi nga xam ne nii mooy coordonnateur national des CREC ñu accompagner gestionnaire centre de recherche yi ba tey ji lépp li ñuy wax comme réalisation am fi mu am fi donc docteur Cheikh Omar Anne maa ngi koy ñaanal yàlla lépp loo xam ne nii rek bëgg na ko ci avancement politique yàlla may ko ci barke alxuraan maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp. may nuyu jigéen ñi fi toog ñëpp parce que tey seen bés. taxawaay bi ma taxawaay ministre de l'enseignement supérieur la parce que moo ñu fi yebal ma bëgg a waxtaan ak yéen tuuti ci centre de recherche et d'essai. centre de recherche et d'essai yi ku nekk xam nga ni université dañ fay jàngale xam-xam di fa def recherche jàngalekatu université yooyu recherche yi ñuy def moom la ñu bëgg
di ko appliquer ci biir centre de recherche yi di ko tasaare ba ñëpp mën cee jot fi ñu toll nii ci wàllu construction centre de recherche et d'essai yi fii ñu nekk muy Guédiawaye muy exemple boo xam ne exemple bu achevé la am na yeneen ñaar fukki CREI ak ñett boo ko boolee bu Guédiawaye bi muy ñaar fukki CREI ak ñett yuy existé fii ci Sénégal di dox ay gestionnaire ñu tànn leen ñu koy jiite ay formateurs yu am fula ak fayda nekk fa di jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci di leen jàngal nu ñuy defee ay activités génératrices de revenu wax nañ fi ay métiers yu bari yoo xam ni ñoo ngi koy def ci biir CREI bi ma ñëwee rek gis naa ni informatique ñoo ngi ko fi jàngale di fi def sérigraphie di fi valoriser les produits agricoles di ko transformer di ko def ci emballage yu mucc ayib ak yeneen bu ñu demee ci yeneen CREI aussi formation yu dëppoo ak besoin population yi moom lañ fay ñuy wax ni ci biir formation boobu wax naa ko léegi ci ay chiffres ñaar fukki junni usagers ñoom la ñuy encadrer actuellement ci biir CREI te suñu mébét mooy commune yu nekk ci Sénégal yépp mu ëpp juróomi téeméeri commune ak juróom fukk bëgg nañu commune bu nekk am CREI population yi fa nekk di mën a am proximité ak formation bi nga xam ni moom la université Sénégal yi di def di valoriser également résultat de la recherche ci biir CREI kon nag bu ñu amee ñaar fukki CREI ak ñeent mu touché 20 000 usagers bis bu ñu amee juróomi téeméeri CREI ak juróom fukk ak juróom-ñaar wala lu ko teg bu ñu ko xaymaa dinañ laal lu ëpp téeméeri junniy nit ci wàllu formation ak activité génératrice de revenu. leneen li nga xam ne aussi seetlu nañ ko mooy bi ñu xaymaa jigéen ñi nga xam ni ñooy fréquenté CREI yi téeméeri nit yuy dugg ci CREI yi nag juróom fukki ak benn ay jigéen la muy wane rek ni jigéenu Sénégal yàgg nañ ko wax seen njàmbarte ce n'est plus à démontrer bëgg nañu accéder à des formations bëgg nañu également accéder à des financements suñu rôle nag ñun ministère mooy bu ñu leen indilee formation yi ba pare ñu gën leen a organiser gën leen a tàggataat ba pare gën leen a jegeyoo ak structure de financement yi nga xam ni moom la état du Sénégal am kaddu yooyu laa bëggoon a yëkkati ci wolof may gërëm di sargal Pape Faye mi nga xam ni mooy gestionnaire u CREI bu Guédiawaye di ko féliciter di ko encourager présenté na ma fii ay formateurs yoo xam ni ils travaillent sous le coup du bénévolat ñooñu également il faut ñu distinguer leen féliciter leen wax leen ni leen ni du ñu leen fàtte boo xam ne am nañu ay occasion pour mën leen a motiver. leneen li ci topp mooy responsable CREI yi nekk fii toog jóge ci région yi yéen également je serai votre porte-parole auprès du ministre et incha allah lépp lu ñu mën pour gën leen jege dinañ ko def en relation avec le coordonnateur national ici présent muy Toumane Doumbouya di kontaan également ci li ngeen jël bis bi jagle ko madame Yacine Gueye di DAGE ministère de l'enseignement supérieur may nuyu di féliciter délégation ministère bi ànd ak ñun yépp